mbokk ak xarit yi saxoo di seetaan Sénégal TV comme ni ñu leen ko diggee woon rek waxtaan bi jëm ci wàllum viol yi dañ koy wéyandi ak yéen buñ ne viol nag ku ne xam na ne ci société bi lay xewee waaye buñ ne société dafa am ñu xamante ne ñoom ñoo féetewoo di def ay études jëmale ko ci biir société boobu da di yoon nag bu ñu yëkkatee thème bu mel nii ñu daal di dem seeti leen amal ci ak ñoom waxtaan dem nañu nag seeti sociologue bi di Adia Tandian xam-xam dafa màcc lool jëm ci wàllu wi. li nga wax ni fan yële rek. doon naa def émission ci kaw ñi nga xam ne dañ leen di siif nag buñ ko waxee ci suñu réew yi bari na lu ñuy jàpp ni góor a koy def jigéen wante nañu xam ni siif mun na am ci ñaari fànn yépp di nga gis ay dëkk yu nga xam ne foofu jigéen ñi dañuy siif aussi siif nañ ay góor yu nga xam ni dem nañu réclamer toll na ci 8%, c'est-à-dire téeméer nit yoo jël ci góor ñi juróom-ñett yi am nañu problème yu mel noonu wante ci suñu biir réew fii lu ñu ëpp ci luñ ko xamee mooy góor mooy siif jigéen alors doon na mbir mu nga xam ni tiital na nit ñi heure bi ñu toll ni parce que léegi dafa bëri bëriwaay bi nag dañuy jaxle est-ce que li ko rajo yi di wax te rajo yi dafa bëri journal yi bëri télévision yi bëri liñ koy wax moo ko jegiloo dayoo walla mbir mi moo demee noonu loolu nag boo ko bëggee xam il faut que nga dem jàngat mbir mi dem def étude pour xool ko soit ci biir Ndakaaru walla ci biir réew mi xam ngeen nag étude dafa cher dafay laaj moyen yu bëri donc beneen moyen bi ñu am mooy saa yu ko journal yi génnee ñu wax ci nga jënd lu toll fukki journaux nga xool est-ce que journaux yëpp yiy wax ci viol ci même viol la ñuy wax ci même nit ñi la ñuy wax walla même endroit walla même bërëb ci ngay xam est-ce que bëri na walla bëriwul. changement bi lu xaw a yàgg la tuuti suñu mag ñi njëkk ñi da ngay gis même bu fekkee du ay xale yu góor lañu daanañu fréquenter ay club daanañu baali. daanañu def ay nu ñuy waxee nuit blanche ay veillées mais temps yooyu dañu doon sàmm góor da nga daan xool jigéen comme sa sœur di nga ko daan protéger da nga ko daan sàmm. jamono day évoluer parce que temps boobu suñu espace c'était pas trop complexe espace bi léegi dafa complexifié lu tax parce que léegi dans les grandes villes. nit ñaa ngi dëkk am na ñuy ñëw te dëkkuñu ci biir dëkk bi ay liggéeykat lañu walla ay ñuy ñëw daan seen dooleel walla ay gan walla ay touristes donc ñoom bu ñu ñëwee bu ñuy jaxasoo ak dëkk bi dafay am lu nga xam ne dañ koy joxante loolu la Senghor di waxee le donner et le recevoir saa yoo taseeg nit kooku nu mu tuuti tuuti am na lu mu lay bàyyil am na lu muy jël ci yow tamit donc bu nga xam ne da koy yóbbu. mais yow tamit am na lu mu lay bàyyil bon influence yooyu du teel a feeñ progressivement lay nekk donc en plus ngay contacter ak l'extérieur day tax yéen jukko yu nekk à l'intérieur day changer tuuti progressivement ba mu finalement mu jéggi dayo ba léegi internet ñëw internet aussi mën nga ci toog di xool lu la neex donc mën nga xool li xew ci bitim réew te demuloo fenn te fayuloo lu cher boo fayee téeméer mun nga xool ay film yi nga xam ni di nga ci gis yaramu nit di nga ci gis yaramu neenu jigéen te yooyu daawoo ko gis ci suñu biir espace bi gis nga phénomène yi nag day indi ay changement de mentalité ay changement de comportement ba tax na population di exiger di pousse les interdits xale yi te léegi na nga leen bàyyi rek yal na la ko yàlla sàmmal bon dem nañ ba ne léegi njaboot da ngay nekk njabootu kanaar dootoo nekk njabootu ginaar yow yaay jiitu sa njaboot topp la mais kanaara day jiital ay doomam topp ci ñoom donc gis nga lu wax boobu sax day changer ay mentalité day pousse waajur yi ñu ne léegi nañu may quelques permissions aux enfants nañ leen bàyyi ñu dem ñu am permission. buñ ne viol nag xel yépp day dem ci mbedd yi waaye ñu seet ne léegi viol yi dafa bari lool ci biir kër yi nekk ci biir famille nit yi di ko dund di ko nëppal lan moo indi viol yooyu ci biir kër yi. téeméeri viol boo jël
juróom-benn fukk ak juróom-ñaar yépp ci kër la xewe te généralement ñi koy def muy ki nga xam ni dañu ne 74% des viols sont commis, n'est-ce pas, par quelqu'un connu de la victime mooy téeméer boo jël juróom-ñaar fukk ak ñeent cas de siif yëpp ki ñu siif ki xam na ki ko siif donc loolu lan moo koy indi donc soit ku ko jege la muy baayam walla kuñ ko dënk walla doomu jiitle waaw bàyyi jiitle walla jigéen gi ñu dénk ko doom bu nga xam ni mu ngi dëkk ak doomam bu góor bi siif doom xale bu jigéen donc généralement viol yi ci lii la parce que viol aussi du phénomène bu brusque généralement du brusque day fekk l'auteur xaw na guette victime bi guette na ko ba xam heure yu nga xam ni ci lay libre heure yu nga xam ni mu foofu la nit ñi ñàkk contrôle yooyu yëpp dañ koy calculer ba nga xam ni heure bu jotee rek da koy def walla nit ku nga xam ne am na influence ci victime bi c'est-à-dire que mun na ko tiital jël fitam n'est-ce pas walla mun na ko napp walla victime bi dund ci ak moom nga xam ni moom moo yore soit lekkam moo yore solom walla moom moo ko yëlif daal. parents yi nañ bàyyi diw yaag diwo yee bokk benn baay yéen ñaara bokk benn baay affaire bi nañ ko régler à l'amiable ci biir famille bi day tas famille bi nañ bàyyi loolu ginnaaw moom mbokk mi nga xam ni moo violé mbokkam ba mu koy def xoolu ci famille bi saa yi nañ ko dénoncé. ci suñu thème bay passé Ndoye Bane dikkoon na ak ñun ci li nga xamante ne moo di responsabilité parents yi waaye gannaaw responsabilité parents yi ñi nga xamante ne ñoo di ndeyi mbir lii ñi nga xamante ne mbir mi ñoom lay dal ci seen kaw ban taxawaay lañ ci am. dañuy tooñ suñu mbokk jigéen yi ci seen solo yi man jàpp naa ni alalu jàmbur il paraît que boo demee Makka man dama ko dégg ne boutique yi heure julli duñ ko tëj dañuy dem julli ji n'est-ce pas après nga ñëw am na dëkk tubaab yi nga xam ni dinañ tëj boutique bi mais vitre la yaa ngi ci mbedd bi mais yaa ngi gis lépp lu nekk ci biir. parents yi la seen doom su amee 3 ans rek ñu ko commencé solal dangal di ko yóbbu xale bi xamul ñoom ñoo koy jëndal yére jëndal ko dangal jëndal ko fiso jëndal ko ay eau mu màggaaleeg noonu nga koy yóbbu jardin mais xale bi su demee ba am 10 ans noonu lay solo noonu rek la mën a solo donc yu bon yooyu muy sol ci biir kër gi la commencé à l'âge de 3 ans màgg ak moom ba am 10 ans loolu lay sol mais su fekkee xale bi carrément comment nga ko solal ay yére yu baax bi mu nekkee xale ba daraam du feeñ mu màggaale ko su màggee du xam yére yooyu xam nga noonu lañ leen mooñee loolu la ñuy xam et puis soo demee jardin solo yooyu fa am léegi nag daara amul solo yooyu soo yóbboo sa doom daara ba mu am 7 ans am 8 ans baax rek la mën a def. buñ ne société nag dinañ wax ñii nga xamante ne ñoom ñoo ëmb société bi gannaaw nag bi coowal viol li baree loolu lan moo ci taxawaayu état bi. li war a def mooy xale bu violé man su ma nekkoon man ministre de la justice wala ma nekk président Macky Sall ku fi violé dañ lay tëj at yi yaay ji am. par exemple peine d'emprisonnement yi nga doon wax waaw est-ce que on ne devrait pas garder plus longtemps le violeur gën ko recycler pour que mu changer ensuite le prisonnier aussi bi nekk prison bu ñu ko couper encore avec toute relation familiale dina xaw a metti parce que man jàpp naa ne bu ñu jàppee borom jabar ki nga xam ne sëy na mu xam jigéen wala mu xam góor nga tëj ko nga koy jàppaat 2 ans 3 ans du gis jabar du gis doom c'est pas bon est-ce que duñu leen kereel ay centre nga xam ni léeg-léeg dañu leen di bàyyi ñoom ak seen jabar ñu dund 1 semaine après ñu delloo leen loolu day tax xolam bi changer parce que nit ki bu fekkee amoon nga liberté nga ñàkk liberté di nga xam métit bi donc ñu indi la sa jabar ak say doom ñu dund ak yow 1 semaine après ñu génne leen ñu yóbbu leen yow loolu boo koy gis
da ngay rëccu li la empêché nga am luxe bi. mbokk ak xarit yi ñu doon seetaan defe naa ñoo ko gisandoo viol nag nekk na loo xamante ne jaxase na suñu société bi loolu waaye comme niñ leen koy waxee saa su ne rek dañuy continuer rek di wëyandi waxtaan bi def lépp li ñu mën ba lépp lii di viol même bu jeexul suñu société sax mu mën fee wàññeeku lool xanaa rek di leen jox dig daje semaine prochaine incha allah.